maa ngi nuyu mbokk Kaolack yëpp di nuyu bu baax Sayyidi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass su ma ko nuyoo nuyu naa mboolem usra bi dukuran wa inaasan bu ma nuyoo Sayyidi wa Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé mu yóbbaale mboolem topp Mawlana Cheikh Ibrahima bi yëpp di nuyu nag bu baax le directeur général candidat président conseil départemental bu Kaolack le directeur Pape Demba Bitèye ci buntu Pape Demba Bitèye mu yóbbaale mboolem parti fi nekk yëpp bàyyiwuma kenn mboolem coalition bi mboolem camp présidentiel bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp su ma nuyoo Pape Demba mën naa yóbbaale ñëpp di ñëw di nuyu suñu rak suñu soppe mais xale bu xam lim bëgg ak fi mu jëm ku boolewu dara ngay wax dafay liggéey 24 heures sur 24 dafay liggéey ci parti bi dafay liggéey lu jëmale parti bi kanam dafay liggéey ci lépp loo xam ne président Macky Sall xàll na ko muy suñu rakk Abdoulaye Diop. Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la féliciter lii nga taxawee loolu rek lañ ma sa xam ci yow musuloo changé lépp lu parti bi ma sa wax wala lu parti bi ma sa décidé kenn mënu la ci amul benn élection buñ ma sa dem fii ci Kaolack ca wàccoo ci terrain bi liggéey maa ngi lay sant di la féliciter ci sa bunt ma nuyu mbooleem jeunesse bi nga xam ne ñoo fi daje tey muy coalition Benno Bokk Yaakaar bi yëpp li fi daje tey dama bëgg ñiy bàyyi xel nañ xam ne du jeunesse bi dañoo dem ci kër gu fa nekk rek ñu jël fa ku représenté ñëw waaye bu soobee yàlla incha allah ñu ngi jëm ci bés boo xam ne candidat yi nga xam ne ñoom la président Macky Sall samp fii muy le directeur général Pape Demba Bitèye ak Mouhamed Ndiaye Rahma daañu présider fii ci Kaolack incha allah bés boo xam ne kenn du ko fàtte ci réew dama ne combat amu fi waaye nag élection ku ne xam na am na ay formalité bu ñuy combat dañuy combat koo xam ne dañoo yem ak moom doole bu ñuy combat dañuy combat koo xam ne xam nañ ni kii li muy wax lu mu gëm la bu ñuy combat dañuy jàkkaarloo koo xam ne xam nañ ne kii fii dara nekk na fa bu ñuy combat dañuy combat koo xam ne xam nañ ne kii liñ gëm muy Kaolack moom la gëm bu ñuy combat dañuy jàkkaarloo koo xam ne xam nañ ne kii bu ne bëgg naa Kaolack wala Kaolack jaral na ma wala bëgg naa def ci Kaolack ak fi mu jaar ak fi mu toll ak liñ ko jox ci Kaolack mën nañoo dut baaraam ne lii la def ma ne jeunesse bi du jeunesse boo xam ne dañ leen di dajale dugal leen ci ay 200 di leen fay di leen wërloo ñu topp këri jaamur yi di bind ma ne coalition Benno Bokk Yaakaar dama waxoon fii ma ne ci avant ñu dem élection ma ne gone gu amul nijaay rek moo koy dëkku gone gu amul nijaay wala borom xam-xam bu gëlëm wala ku say pexe jeex wala ku sa taaje boon tas mu yaay dëkku Benno Bokk Yaakaar fii ci Kaolack Benno Bokk Yaakaar dama ne du coalition boo xam ne coalition caaxaan la coalition boo xam ne li ñuy wax suñ parti ñun muy APR AFP PS Rewmi Yeesal PIT LD bon bugguma lim car macha allah fa tabarakallah ñu ñuy déglu dama ne coalition boobu ci Kaolack dama wax barki démb ma ne fii ci Kaolack ñun amuñ lu ñu jaaxal parce que dama ne waxuma man samay wax waaye dama ne bi Pape Demba Bitèye jëndee Senelec ak bisu tey li mu def ci biir Kaolack ak ci biir département bi dayoon na sëkk pour ñu dem tëdd di xaar jour élection dama ne président Macky Sall tëddul këram rek ba neex ko mu tànn
xam na ñim tànn lañ lañ xam na lim tànn lan lañ def ci Kaolack dama ne ma ne yéen jeunesse bi maa ngi leen di wax ne li ñu d'accordoon waxtaanee ko mooy suñu paree ci commune bi daañu woo jeunesse commune bi ak département bi ñu daje pour ñu investir à Pape Demba Bitèye waaye dama ne combat bi ñu jëm seen combat la dama wax ne jeunesse bi fi nekk tey ci Kaolack waxoon naa ci gouvernance bu Kaolack ma ne ñi nga xam ne dañoo fekk li buur liggéey ba mu yembu mu amoon ay jafe-jafe ñu war koo ubbi pour Kaolack ñu ñëw tee ko di ci chantage nit ñi dama ne loolu après le 23 janvier loolu jeex na ci Kaolack dama ne waxoon naa ci gouvernance su Kaolack ma ne usines yi nga xam ne ñu ngi fii ci Kaolack ñu tee ko amul ñaar fukk yu ñu ci def tee ko di ci chantage tee ko di ci jël sax xaalis ca ñu xam ko bu baax ñun dama ne loolu jeex na usines yi danañ ko ubbi usines yi Kaolack yooyu su ubbee ko dama ne mën naa jël pour 3000 personnes loolu nag duñ nangooti kenn ni tee ko jeunesse bi nekk fi amuñ liggéey ca am loo xam ne damaa waxoon ma ne waa ko amul am d'affaire bu perte kay yow bàyyi la affaire bi nit ñi mën a investir ñu investir ma ne ku munta investir bàyyi bien yi am d'affaire yi investir ma waxoon leen ci gouvernance ma ne dama leen waxoon ba may wax boobu gaa yaa ngi toog dama ne leen problème mu Kaolack yéen ñii la bu ñu bee usine bi nekk Kaolack Mouhamed Ndiaye keneen ak keneen ñëw investir jeunesse bi danañ liggéey kon yéen jeunesse bi maa ngi leen di wax ne leen dama bëgg fii ci Kaolack na ngeen taxaw pour ñu ubbi sa usines yi nga xam ne ñi ngi fi ñu boleke ko kenn investiru ci kenn defu ci dara jël ko tee ko loolu dama ne na ngeen ko porté ngeen dugg ci biir Kaolack ñu daaj usines yi ubbi ko ñun pare nañ ci lépp loo xam ne usines yooyu laaj na ko pour ñu ubbi ko pare nañ pour ubbi ko te incha allah daañu ànd ak yéen ci combat boobu pour ñu ubbi usines yi jeunesse bi liggéey Kaolack boo fi jëlee 3000 familles dugal leen fenn ñuy liggéey wàññi nga lu bëree bëri ci semence bi te loolu mën na am maa ngi leen di invité incha allah pour ñu boole suñ doole yi ba bien Kaolack yi nga xam ne état moo ko moom nañ ko dajji delloo ko Kaolack pour Kaolack liggéey pour jeunesse bi liggéey pour jeunesse bi tee foo xam ne fu dëgër la loolu incha allah amuñ combat bu ko gën a rëy parce que jeunesse bi ñu toogul tey ànd ak ñun amuñ benn solution lu may wutale leen ay liggéey amuñ benn solution li may dimbale leen ca dimbale leen mooy fexe ngeen xëy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant mboolem coalition bi di wax Pape Demba Bitèye wax naa fii semaine bii ma ne dama ne Pape Demba Bitèye dama ne wax naa fii ci biir semaine bi ma ne Pape Demba Bitèye président Macky Sall toogul rek jël ko pour investir ko pour mu jiite département Kaolack dama ne nit ku nekk dañ lay natt suñ la nattoo ci sa métier nga wane ay preuve soo wane ay preuve benn nga yéeg wala nga échec wàcc moom liñ ko joxoon nattu ko ci joxe na ay preuve yi tax ñu war koo yéegal kon yéegal nañ ko yéen waa Kaolack maa ngi leen di wax na leen wax naa démb ci cante garde ma ne candidat yi président indi Kaolack su fekkee defuñ dara Kaolack kon nañ gëm yàlla xam ne kenn du fi gaaw a def dara loolu laa waxoon dama ne candidat yi président teg Kaolack su fekkee defuñ dara Kaolack kon kenn du fi def dara parce que ñu ngi fi investir leen xam nañ Kaolack bëgg nañ Kaolack am nañ luñ gëm am nañ luñ xam te incha allah président Macky Sall dana téye ci suñu mbagg yi ànd ak ñun ci mbooleem projet yi nga xam ne bëgg nañ ko fee def pour ñu réussir ko ci jàmm maa ngi santaat beneen yoon jeunesse bi maa ngi leen di féliciter seen taxawaay rafet na seen jëf rafet na wana ngeen na Kaolack mi ngi fii wana ngeen ne li président Macky Sall bëgg ci yéen yéen a ngi ci wana ngeen ne yéen dégluwu leen kenn ku may président Macky Sall ci loolu ñuy def ci candidat yi na ngeen envoyé terrain bi comme ni ngeen ko waxoon daañu ànd ak yéen dimbale leen
ànd ak yéen guddee bëccëg suba ngoon parce que fii fàttali ki rek fàttali moo fi am campagne amu fi parce que dama ne ñaari candidat yi fu leen neex ci biir Kaolack mën nañ faa dox fuñ fi dem fu nekk am na luñ fa def kon taxaw leen ñu fàttali nit ñi yéen nit ñi loolu moo ci des maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Abdoulaye Diop yaa ngi mboolem jeunesse bi nga ànd ak maa ngi leen di féliciter la ngeen waxoon def ngeen ko ñu ngi leen di xaar ci affaire département bi daañu ànd ak yéen lépp lu ngeen nekk dañ ci jàpp lépp lu ngeen di dox dañ leen gunge pour ngeen réussir seen mission yi comme ni ngeen koy xaaree jeunesse bi ca kaw ca kanam merci beaucoup.